Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa diaspora waa vidéo bi dañuy def benn taxaw seetlu am ñoo xamante ni nag dañ leen bëgg a citer ci ñi nga xamante ni war na am benn compte bu ñu rendre au Sénégalais waa di commencer ci le président Moustapha Niasse Alioune Tine benn Abdou Latif Coulibaly Souleymane Jules Diop Youssou Ndour ñooñu ñëpp dañu nekk ay nit ñoo xamante ne vraiment il est temps que ñoom ñu war a taxaw ak les Sénégalais waxtaan ak ñoom parce que tey jii boo jëlee le cas de Moustapha Niasse le président Moustapha Niasse dafa nekk koo xamante ni par exemple boo doon wax les personnes les plus âgées mënoo ko génne ci 10 yi nekk au Sénégal moo mag ñépp donc koo xamante ni ñun dañu judd fekk ko muy politique ñu judd ñun ba nekk ci ñii am 40 ans ñii am 50 ans ñu fekk ko toujours mu ngi exister kon man gisu moom actuellement lan moo ko war a mën a jaral mu leer ko ni li mu dundoon duutu ko dund donc mu nekk koo xamante ni da doon wax ak les Sénégalais boo xoolee toujours message yi mu doon lancé aux Sénégalais mooy dañu bëgg a jëlee régime Wade bi fii parce que lii fi am du yoon di wax ak Sénégalais nit ñi amoon ci moom confiance kon tey bu demee ba yàlla indi ko mu nekk assemblée nationale bi am na décision yoo xamante ni man mënuma gëm ni nit bu fekkente ne dem na ba am âge boobu dina accepter ak démocratie sénégalais fi ñu ko jëlee woon ak fañ ko yaakaare woon ndax moom ba léegi am na image am yoo xam da nga koy gis mu yor xeer téye ko ci loxoom kon da nga gëmoon ni am na lu muy xeex muy dëgg mais dëgg googu ñu jàppoon ni Moustapha Niasse moom lay xeex tey la ko war a gën a mën a wane ci koo xamante ni bi muy politique Ousmane Sonko juddoogul Ousmane Sonko dafa judd fekk Moustapha Niasse nekk ci pouvoir bi di liggéey mu ñëw ba toll fii mu nekk lu nga xamante ni politique la loo xamante ni xam ni lii ñu koy wax du yoon Moustapha Niasse fii la ñu waroon mën a xam ni moom mooy Moustapha Niasse ndax Sénégal toll na foo xamante ni war nañu am problème boo xamante ni mais Moustapha Niasse dafa war a jóg en tant que moom ci côté yépp ci côté politique ci côté boo xoolee ni moom mag la boo xamante ni li ko dese ci àddunaam bu ko leer na ni bariwul donc am na loo xam dara waratu ko jaral mu bàyyi fi way boo xamante ni day mais mënuñu nekk nit ñoo xamante ni dañuy ñëw nax Sénégalais yi ba toog liñ doon bañ démb tey ñu koy def loolu moom moo ñuy metti parce que tey actuellement li ñuy gis ci Moustapha Niasse Abdou Latif Coulibaly bi fu mu nekk Souleymane Jules Diop fan la nekk Alioune Tine bu rado fan la nekk Alioune Tine metti na ma ba tey boo waxee 3e mandat toog naa ñu invité ko laaj ko ci 3e mandat mu ni duma ci wax mais yow doo wax ci affaire 3e mandat te nga gëmloo woon les Sénégalais ni que monsieur Wade amul droit pour def 3e mandat donc injustice bi ngeen ñu doon xeexal di ñu ko wax démb ak tey ngeen nekk au pouvoir mënu leen waxati ci lu mel noonu Penda Mbow fan la nekk kii Fall bi nekk ci service du Sénégal ñu ay journalistes yoo xam nit ñi dañ leen respecté woon ñuy wax ak les Sénégalais ba ñu jàpp ni ñii mooy ay vrais patriotes léegi jamono dem ba tourné ñoom ñu toog nekk au pouvoir wan ñu beneen face à la fin kon ñun kan lañ war a gëm aussi kan lañ war a gëm parce que tamit Moustapha Niasse dafa nekk koo xamante ni moom actuellement àdduna dara waroon du ko mën a jaral muy dund injustice parce que moom tey jii moom mooy koo xam benn leader boo xam photom dañ la koy wan mu téye xeer ñu gëmoon ni day xeex moom injustice mais moom bu waree dem ba toog assemblée am na loo xam war nañ ko fi tegal mu jaral ko moom mu démissionné mais danaan lii du jàll assemblée loolu la ñuy xaar ci moom mu mën a toog xam ni lii ñuy def nii du jàll assemblée parce que Moustapha Niasse aussi quoi qu'on dise nit la boo xamante ni dafa yàgg ci pouvoir te lan lañ ñu mën a toog teg ci loxo ni lii Moustapha Niasse moo ko def tey fii am na chance pour mën ko wane bàyyi fi way boo xamante ni du fay mu jaral ko mu taper sur la table ni lii du fi jàll parce que politique loo ci mën a gis c'est pour un temps bien déterminé suba muy ginnaaw suba dinañ la teg ci suuf mais pourquoi nit ki toroxal suñu askan toroxal réew mi ëllëg ñu yàlla jële ko fi nit ñi war ko luñ koy jooy duñ la jooy parce que bàyyiloo ñu fi benn way xale yaa ngi faatu hôpitaux yi boo ko xoolee dara new fa ndaw ñoo xamante ne ñooy espoir bi ñu ngi jël gaal yi di dee ci àll bi nga gis koo xam ne il est parti de rien tey ji mu toog nekk un milliardaire te Sénégal tey la gën a metti léegi loolu duñ ko wax mu nekk yu nga xamante ni aussi il faut que ñu ñëw taxaw gis ay nit ñoo xamante ni dañu war a jóg ngir Sénégal parce que ku jàpp ne affaire Ousmane Sonko bi affaire personnel la yaa ngi ci erreur
parce que Ousmane Sonko mbir la mu nga xamante ni actuellement boo koy set ku ko xool analyser ko di nga xam ni am na lu làq ko ci biir ñun nag intéressé wuñu fee yeeg nu mu demee loolu intéressé wuñu li ñu intéressé mooy Ousmane Sonko en personne. parce que boo doon jël tey ji nga xool ñoom personnalité ci nekk ci état bi tey li ñuy def ñoom buñ la ko waxoon nga ni c'est pas vrai ku ci nekk ci ñoom yaa ngi def yoo xamante ni tey buñ la ko wanoon ni la lii la kii di dundee nga ni c'est pas vrai. kon ñun intéressé wuñu Ousmane Sonko dem na fee wala demu fa mais bu fekkoon ni dañu teg yoon bi ñu war a teg ne nan la ñuy lever naan dañ koy lever nii ci loo xamante ni contre X la mais préciser le nom bi nga ni Ousmane Sonko mais ba léegi jusqu'à présent lan la député di wax contre X lañ def donc kon kooku mënoo ñëw rek ciblé Ousmane Sonko mu nekk loo xamante ni nag gis nga Abdou Latif Coulibaly Alioune Tine ñooñu dañu war a toog Youssou Ndour aussi vraiment nekk koo xamante ni dafa àndoon ak askan bi parce que fi mu egg si nii moom askan bi moo ko fa yóbbu amoon ci loo xamante ni daan toog di wax fu askan wi amee jafe-jafe day ànd ak askan wi même loolu nekk au pouvoir war na la mën a jaral tey ji nga génn lancer sa message boo xamante ni dañuy xam ne kii mooy Youssou Ndour parce que Youssou Ndour nekk na ko nga xamante ni Sénégal yépp ko doon bàyyi xel kon situation yu mel ni dañuy xaar ku mel ni Youssou Ndour def un message fort nag lancer ko à la nation parce que ñun loolu la ñu soxla jamono bii ñu toll nii jafe-jafe yi am ci àdduna ñu xool ak pandémie bi li ñu soxla ñun du ay problème yu mel nii parce que problème mu Sénégal du problème Ousmane Sonko léegi bu ñu xoolee mbas mi ak xoolal ravage yi muy def hôpitaux yi xoolal école yi tey bu ñu la wanee école nga xoolal école yi ba xale yi sax du ñu am envie jàngi mu nekk loo xamante ni bu doon état bi dafa nekk état boo xamante ni jafe-jafe askan wi moo ko ñor mais dina mën a investir moom ci public bi ba nga xamante ni xale yi xoolal baarataal école bi mu def à Thiès tey ku mel noonu boo ko jëloon def ko ba école publique bi mën a am solo am benn taxawaay bu mu am ba xale yi di am envie di jàngi ñu former suñuy xale ñu xam ni état bi état bu mag la mais ku mel ni Ousmane Sonko jeunesse bi liñ ko joxee loxo du dara lu dul gis nañ ni jafe-jafe yi mu ci pointe du wane ni lii la su ma fi toogee lii dinaa ko dindi tey Macky Sall amul lu nit mën a wax Macky Sall lu mu xamul Moustapha Niasse moom dañ ko koy rappelé waat ni ko tey la mën a génne par la grande porte ak temps bi mu def lépp ci état bi te am na loo xamante ni ba léegi kenn mënu la wax ni lii la Moustapha Niasse defal Sénégal il est temps que tey mu defal ko Sénégal ba ñu xam ni bi mu méttee moom moo taxaw xeex dëgg parce que injustice lañ soxla injustice soxlawuñu ay ñenn ñi dañu bëgg tey ji lu mel nii ñu jëlee ko ni Sénégal dafa war a tegu ci yoon mooy lépp loo xamante ni dañ ko teg ni te du dëgg ngeen taxaw yéen ni lii du dëgg duma ko voté ñu war a dem nag aussi dem palais nga war a mën a juger ku mel ni Ousmane Sonko nga xool ni espoir la boo xamante ni te dëkk bi dañu bëgg a ñaan stabilité ci dëkk bi mais stabilité aussi dafay am loo xam ñi jiite ñoom ñoo koy war a bëgg parce que ki nga xamante ni moo war a gouverner suba yàlla pare na ci ak manigance bu ñu mën a def bu yàlla ne Ousmane Sonko day toog ci réew mi boo ko tëjoon tey bu génnee nekk président am na loo xamante ni loolu la zalika fadlullahi yu'tiihi man tashaa'u boobu yàlla mooy dogal lu ko neex il faut que ñu am ngëm googu xam ni Macky Sall bu toogee moom ba tey mu toog nekk palais war na xam ni keneen ak keneen bu ko yàlla tuddee dina fa nekk waa di ñaaxaat ñëpp ñu taxawaat nekk derrière le président Ousmane Sonko jàppale ko ñaan stabilité ci dëkk bi xool su. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.